Comment ça va? La rubrique. Mais Tata Maïté, il faut que ça aille, hein? Ouais, il faut que ça aille très très bien. Donc les otites, on va parler des otites aujourd'hui. Donc il y a différents types d'otites. Otite yu bëri, otite aiguë, otite externe, otite interne, otite voilà. Yoo xamante ne otite daal mooy li nga xamante ne problème mu nopp la. Nga xam dañoo am problème mu nopp, dañu am genre infection buy nekk ci biir nopp bi, soit mu nekk ci biir wala mu nekk ci extérieur bi, diggante conduit nasal bi ak extérieur nopp bi nii. Donc muy loo xamante ne dafa désagréable trop. En général boo ko amee dañ lay obligé jox la ay antibiotiques, jox la donc ay antalgique, xam nga jox la traitement ba pare daal di def nettoyer ko daal di désinfecter carrément nopp bi ma parfois ni nga jékki-jékki sa nopp di riir nga am impression que dafa am saleté bu nekk ci biir donc mën na nekk saleté voilà loolu moom muy fatt donc mën na nekk saleté boo xam ne dafa cumuler wu ci biir tout en sachant que ne nopp dafa war a am saleté boobu noonu maanaam nopp warut a set waaw si dafa war a am waru set dafa war a am saleté boobu noonu nga xam ne parfois nga jël coton tige dugal sa nopp fomp gis mu am lu xam xaw am lu xonk lu bëri voilà donc loolu noonu ci sa nopp la bokk loolu warut a dañ complètement parce que loolu mooy protéger nopp bi mais ci biir loolu ci ginnaaw loolu noonu mun na nopp bi mën na infecté wu par rapport ak peut-être benn blessure boo amoon nga dal ci dara wala nga am genre picc bu dem ba mujj infecté wu ci biir loolu yëpp mën naa nekk wala nga jël coton tige dugal ko ba mu ëpp mu gaañ la mu la gaañee ci biir xam nga yow doo ko mën a gis donc da ngay dem ba benn moment nopp bi dafay infecté wu wala ay ndox bu bëri di solu ci sa nopp par exemple ni booy sangu géej en général boo xoojee sa bopp da ngay génn gis sa nopp yëpp di bourdonner parce que ndox bi dafay pénétrer ci biir nopp bi donc boo ko génneewul bu baax fekk mu am par exemple benn blessure ci biir wala benn kii mën na infecté wu mais Tata Maïté am na benn affaire bu may def man tamit de xale damay jël sama benn ñàmpe nii laa koy defee sama nopp bi yenn saa yi mu rëcc dugg yenn saa yi sama nopp di xaw a métti tuuti parce que saa bi def naa mooy dugg waaw tamit lan ngay doon waay man wallaay dama ko def bu ëpp tamit baaxul dama kaa def de xam naa kenn war kaa def ma dama lay wax rek comme ça dafa am ay parties yaram yoo xamante ne waaru na dafa am partie yaram yoo xamante ne nettoyage am dafa automatique dëgg la ay parties la yoo xamante ne dañuy auto nettoyer seen bopp y a pas besoin que nga ciy def loolu yëpp parce que ñoom seen bopp dañu am nu ñuy auto nettoyer seen bopp dafa mel ni tey ci jigéen ci awra jigéen dans le vagin s'auto nettoie tout seul comprendre nga tu as pas besoin de mettre ta main pour ci biir pour naan yaa ngi koy raxas ak yaa ngi koy nettoyer am na ñoo xam ne nañ ko def ak saabu ordinaire de non moom laa lay wax mais loolu yëpp ci kaw lay nekk du ci intérieur bi intérieur bi tu ne dois pas y toucher parce que flore vaginale bi dafay nettoyer boppam dafa am capacité dafa am moom système bu muy def boo xamante ne mooy nettoyer boppam mooy dindi boppam saleté yi mooy defoon boppam lépp donc quand tu utilises des antiseptiques wala genre yooyu noonu am na noo koy utiliser da ngay yàq sa flore vaginale moo tax docteurs yi dañuy tere en général nit ñi di utiliser ay léegi yenn gel intime yeeg yooyu otite nañu wax otite waaw dafa def kii rek noonu waaw dama def benn transition rek pour expliquer waaw dinañ ci ñëwaat voilà entre parenthèses la donc ni ma ko expliquer sànq ci vagin bi même chose tamit ci nopp bi alors moo tax parfois boo demee ba am excès de saleté ci sa biir nopp da ngay dem seeti ORL bi en général mun nañ la defaral nettoyage complet dañuy nettoyer dindi quantité bu extrême bi ci nekk ci biir bàyyi li nga xamante ne moo fa war a nekk li raisonnable da ngay gis sax d'habitude boo demee ci benn ORL ba mu nettoyer la sa nopp ba mu set da ngay am impression que ne yow lu romb nga dégg ko dëgg la léppay riir ci sa nopp écho lay def écho tellement que dafa propre mais propreté boobu noonu moo tax après ñoom dañ lay jox traitement ay gouttes yooyu def xam nga wala ñu jox la ay solution yi nga xam te ne moom ngay utiliser pour que nga mën a delloowaat sa mécanisme nopp bi normalement parce que moment boobu noonu dina xaw a changer tuuti mécanisme nopp bi alors muy benn partie boo xam ne dafa délicate parce que nopp ñëpp xam nañ ne tey bu demee ba yegg yenn degré yi rek après da ngay mujj mun nga ci suur voilà mun nga ci suur dootoo mën a ci dégg donc moo tax c'est une partie très sensible nit ñi nag dañ koy fowee parce que des fois ngis ko jël jurgóot def ko ci noppam nekk jurgóot bi tey imagine toi nga nekk jurgóot bi damm sa biir nopp xam nga lu damm sa biir nopp mënatoo ko gis pour nga génnee ko dafay compliqué te du neex a génne wala boo koy génnee tamit mun nga gaañaale sa bopp te boo gaañaalee sa bopp fi mooy feebaru otite yi ngay gis nii rek infection lay def ci biir bu defee infection mooy jàppal ne di nga am problème mu
bu àdduna boo xamante ne doo xam foo koy réparer ndax boobaa ils seront obligés nga dem seeti ORL bi trouver solution bu ñuy def pour mun a retirer loolu noonu ci sa biir nopp bi te loolu ça impacte beaucoup de travail ak beaucoup de kii loo xamante ne dañ ko war a def donc otite muy benn infection boo xamante ne d'habitude dañ koy am ci biir nopp yi donc en général bu sa nopp di métti ngay sentir ay douleurs yoo xam ne dafa anormal da nga war a dem seeti ORL moom mu consulter la xool ci biir lan moo fa nekk lu anormal ak lu normal li nga xam te ne moo fa nekk mu xool nu muy trouver solution bu fekkee daf lay jox ay antalgiques yooyu naan mu jox la ko bu fekkee dañu war a def carrément nettoyage maanaam dindi li nga xam te ne moo nekk ci biir parce que parfois mën na nekk sa ay caillots yu nekk ci biir mais Maïté xam la daal bëggoon laaj xam nga yooyu yëpp ngay wax ni en fait ay feebar la mais médecins yi dañu am matériel boo xam ne mooy tax ñu mën a genre scanner comme ni ñu gisee yaramu nit ban genre matériel la ñuy yore pour loolu bon en fait ñoom je peux pas te dire exactement le matériel comment il s'appelle mais c'est des matériels yoo xam te ne ñoom dañuy mën a consulter naka lañ ko tuddee woon sax am na benn genre loupe waaw loupe am na benn loupe voilà benn loupe bu am yenn saa yi tamit ñu am benn pompe bu ndaw voilà boo xam te ne moom la ñuy dóor ba pare pour mun a dégager voilà mën a voilà genre loupe bi nii moom la ñuy jël moo leen di permettre ñoom ñu mun a gis intérieur u nopp bi tu vois donc ça dépend aussi ci degré wu métit bi nga am degré infection bi nga am il faudra peut-être après ñu def ay scanner pour mun a xool exactement emplacement wu maanaam infection bi après xam nan lañ koy traiter donc muy benn relais boo xam te ne partie nasale bi la donc xam nga lii bakken nopp bët yëpp dañu relier bakkan bët gémmiñ waaw bakkan baat bët gémmiñ donc yëpp dañu relier ci même conduit yi presque la ñu nekk donc moo tax bu ci benn affecté rek da ngay gis sa partie yooyu yëpp dañuy affecté wu absolument tu vois ça te fait des migraines da ngay am ay problème mu migraine da ngay am problème position am ñoo xam ne dañuy dem ba seen nopp dafay néewi da ngay gis seen nopp inflammation day ñëw ba nii nga gis ñu mun def dara te man Maïté li ma jaaxal mooy nopp dama ko seetlu sa benn nopp buy métti beneen bi dafay métti mais benn sa bët buy métti beneen bët bi dafay métti comme li nga wax léegi sa partie li ko dalee ci sa cou bi voilà li ko jëlee ci sa pomme d'Adam bi nii ba ci sa digg bopp wi man ñoom ñëpp ñoo bokk moo tax ñu naan ko ORL dara bu ci métti rek day wàll moroomam voilà donc lépp ñoo relié au fait c'est des parties qui sont reliées ci ay conduits yu bëri yoo xamante ne ñu dafa mel ni conduits yoo xamante ne ñoom ñëpp ci benn endroit la ñuy daje donc xam nga loolu c'est tout à fait normal que bii bu affecté rek dafay mën a laal yeneen partie donc moo tax ORL yi ñoom loolu mooy seen liggéey ñoom tey boo ñëwee tey wax leen sa symptôme ñoom war nañ mën a détecter symptôme bi ci ban partie la nekk selon yow li nga leen di expliquer ñoom ñu xam am seeni matériel yoo xam ne nag moom la ñuy mën a utiliser pour mën a xool exactement li la dal lan la mën a traiter loolu parce que parfois nga am problème otite yaakaar ne da nga am oreillon wala da nga am torticolis parfois sa loos di métti tu as l'impression que c'est une torticolis alors que c'est pas le cas du torticolis au fait da nga am problème infection sa biir nopp mais yow doo jàpp ne infection ci nopp bi la da ngay jàpp ne waaye xam naa dama ni ma tëddee démb si guddee baaxul wala position bi ma jëloon démb la wala diwoo ma foq si ginnaaw wala diwoo ma wala ñu ne ku jël càmmoñ ku sa dara nopp di métti nga foog ne da nga tëddee lu baaxul da nga naan càmmoñ na ma kott xaw ma li gën a grave nga gis koo xamante ne man ak maa mën a kott bëri nga sama kër ñëpp kotte rek la ñuy def ay càmmoñ leen léegi mu ne ko jekko yërëm naa ko wala sa nopp bi di métti au lieu nga dem hôpital nga dem naan damay bàcculu ji sama nopp bi voilà parce que man tout le temps damay dégg ñu naan ay damay dem bàcculu ji man expression boobu déjà dafa jaxase sama xoolal gis nga boo ndax man bàcc ci kii laa ko xam fóot ay yére liir wala genre yooyu bu ma ko jëkkee dégg pour man loolu la xamuma ko woon mais dégg naa da ngay dem ñu la koy bàcceel paraît-il que dafa am ay affaires yu génn ci sa nopp bi du genre. bon de toute façon Sénégal dañu am ay réalité am ay façon dafa mel ni tey jigéen boo xamante ne dafa war a par exemple nàmpal mënul nàmpal ñu ne ko da ngay dem ñu bàccal la pour que soow bi génn soo bu mënta génn ci bébé bi nga xam te ne daa xëcc ba sonn. kan ka mën a génnee. xanaa kooku. waaw mais c'est que aussi les gars comme li ñuy faral di wax. ñun dañu am suñu réalité. ñu nekk ay africains. ñu am suñu aada ak suñu cosaan. ñu am loo xam ne xam-xam bi nga xam ne moom la ñu nasaraan si jox ñoom li ñu xam. ñoom loolu lañ xam. mais ñun nit ñu ñuul ñu aussi dañu am lu ñu xam. par exemple bët dañ koy muur la tudd dañ koy bàcc par exemple c'est-à-dire du question ne kii la da ngay gis des fois nit di jat ci benn affaire. di jat ci benn affaire ba bu fekkoon ne am na métit par exemple comme ñu lay mu dañ quoi comme ay fas ak yooyu noonu wala bu la par exemple bu la jaan maté dégg naa dañ koy lubb day am ay lubbukatu jaan donc yooyu dafa am c'est-à-dire tubaab yi
c'est bien li ñu indi muy médecine bi et tout c'est bon mais aussi tamit am nañ yoon yoo xam ne sunu maam yi tamit xam nga sunu maam yi amuñu woon accès waaw ak ñi ko mën loolu la Maïté di wax merci fa laa bëgg Maïté en fait foofu laa bëggoon yegg si maanaam daf ñi ko mën maanaam tey Maïté nekk na lu bukkatu jaan rek que man sëy naa ma nekk doomu xëy man it bëgg a nekk lu bukkatu jaan man reykatu nit laay doon voilà ku nekk rek ak li nga mën balaa nga koy xam nga dem làmb séeréer am na benn maire bu fa nekk boo xamante ne yaayu njaboot lañ ko tuddee rang bi kenn xamul nan la toll te yaakaar naa ne nit ñi aussi buñ ci gisul woon njëriñ duñu jógee la ko dëkk sa naxatu béy la ko dëkk sa naxatu béy di dem comme li nga wax rek laa lay fekk nit ëmb doom ji nekk chaise nga dem ci yaay njaboot bi mu fexe ci ay pexem ba ëlbati loolu am na mais aussi c'est très dangereux ah ouais ah si gis nga xale ngeen baal ma ñu ubbi ci parenthèse li ma leen di wax lu ma xam la xale bu nekkee ci sa biir man ci li ma sama xalaat bu gàtt da nga dem ci sage-femme wala gynéco ñu lay xool am na xale yoo xamante écran bi mooy tax mu xam dañoo sensible bugguñu ku leen laal dañ leen di laal li ma lay wax lu leer laa xam dañ ñuy nekk position normale nga laal leen ci saa si ñu ëlbatiku te balaa ñuy ñëwaat boo moytu ci césarienne ngay mujjee te loolu nag moo war a nekk dernière des choses Maïté nga baal ma rek dama ko ubbi woon parenthèse boo xamante ne question man bi ma bëggoon poser oui question ma bëggoon poser Maïté rek si vous me le permettez c'était pour laaj ko damay gis souvent dañuy jël coton tige di ko dugal ci suñu nopp yi ñenn ñi di ma ne boo dugalee coton tige bi saleté bi au lieu mu génne ko da koy gën a pousse ci tympan bi léegi lan mooy solution bi bon li may wax sànq rek tey quand tu utilises un coton-tige ce n'est pas pour nettoyer complètement la saleté c'est pour nettoyer les bords maanaam nettoyer catu kii bi parce que boo xoolee coton-tige sax ni mu toll nga xam ne mënut a dugg ba ci biir bés bu duggee ba ci biir di nga ko yëg non da ngay kii sax da ngay parce que da lay gaañ yaa ngi dégg li mu doon wax sànq naan nga jël coton-tige dugal ko ba ci fond bi tu vas te faire mal c'est sûr te loolu noonu mën na def nga am góom nga gaañ sa bopp ci biir mu def góom boobu mujj dem ba infecté wu parce que déjà ci biir lu saleté boobu noonu ñuy wax noonu saleté la du saleté yaa ngi dégg parce que loolu yaram bi si boppam maanaam sa nopp si boppam moo koy produire est-ce que yaa ngi dégg production boobu noonu mooy waral ni que nopp bi warut a set à 100% parce que loolu mooy permettre nopp bi di mën a exister di mën a dund di mën a régénérer wu di def liggéeyam moo tax boo gisee d'habitude benn loo xamante ne dafay produire la des fois mu am un excès bu demee ba nekk en excès ne da ngay gis habituellement da ngay am problème mu dégg wala nga sa nopp bi di rire à chaque instant wala bu nit waxee tu l'entends pas très bien. Tu vas sentir benn affaire donc boo demee ci ORL ñoom dañuy gis ne tu as eu un excès par rapport ak production boobu noonu donc ñoom dañ la koy wàññil dañuy dem xoolal la nettoyer la ko wàññil la ko jox la ay garab yuy permettre mu mun a reconduire aatu boppam maanaam dellu si waat ci état normal bi mu nekkoon mu mun a continuer train absolument tu vois donc am na nag ay maladies yoo xamante ne c'est génétique par rapport ak nopp ñoo xam te ne dañuy am genre comme ay poils ay poils yu waaw mooy yu sax yu bëri yi waaw sax ci biir nopp yi dañ koy doon yooyu seen waaw yooyu am na ñoo xam te ne dañuy am loolu dañ koy dafay dañ seen ne ils sont nés comme ça et am na ñoo xamante ne loolu infection dafay def infection ci biir lu nekk mën na arrivé si nopp feebaru otite mën na ñëwee ci différentes façons am na ñoo xamante ne day am benn affaire buy nekk ci biir te duñ koy mës a yëg mu dem ba mujj infecté wu bloqué foofu il faut que ñu dindi ko xam nga des fois gis xale boo xam te da ngay jékki dégg ñu naan xale bi dugal na perle ci biir noppam wala genre yooyu mais perle boobu day càng ci biir donc bu cangee ci biir boo ko génneewul dafay infecté wu donc xale boobu il faut que ñu yóbbu ko dem médecin yi jël seen appareil yi ibbi nopp bi am na nu ñuy def pour mun a génnee perle boobu noonu pour que xale bi mën a nekk ci jàmm. et surtout denc leen produit yi nga xam dafa dangereux pour les enfants. xale lu mu xamul dafay jël rek soit mu lokko wala mu. voilà gis nga kii par exemple gis nga kii xam nga noppam lan moo ci nekk. araignée. araignée moo nekk ci biir nopp bi. araignée doxantu ba dugg ci biir nopp bi. donc xam nga kii il va avoir tellement mal. sans connaître maanaam douleur bi fan la nekk. parce que gis nga lii nii dañ ko agrandir moo tax yow nga gis ko. mais à l'œil nu comme ça on peut pas voir cet animal là te araignée baa ngi ci biir nopp bi lii pour mu dindi ko mooy dafa nar a toog di am ay migraine yoo xamante ne di am nopp yu riir du comprendre xam nga jig-jig sa nopp fatt ngay wut solution pour def dindi fatt bi mënoo ko dindi lii ORL kese moo mën a détecter maanaam araignée boobu fi mu nekk mun ko génnee
buñ ko génnewee nettoyer la sa noppi jox la ay anti-antalgique jox la ay gouttes yoo xam ne auriculaires yoo xam te ne moom ngay def jox la traitement bi nga xam te ne moom ngay suivre voilà pour nga mën a féex moo tax ñu naan nit ñi nañu bàyyi lu ñu jot dugal ko seen biir noppi muy jurgóot yeeg di yeneen ak yeneen parce que jurgóot bi tam mu nga ko dugal ci biir nga koy dugal poil yi maanaam plume yi di des ci nopp bi xam nga plume yi buy des ci nopp bi yow doo ko gis day fekk tooyal bi baaxul la ma ne tooyal bi baax naag baaxul dina màtte du màtte bul dugal sa loxo dina màtteem du màtte bul dugal sa biir nopp parce que lii nii otite mooy feebar bi nga xamante ne bu sa nopp bi xasee ba infecté si le traitement n'est pas bien fait si les soins n'ont pas été bien faits tu peux perdre ton nopp dafa doy waar te bu jàppee benn bi bu la leeree ba leer na bu benn bi di yàqu beneen bi day yàqu dëgg la day wàlle Tata Maïté su fekkee ne question aussi am na ay genre kii nu mu tudd lu ñoo xam ne uniquement pour dindi saleté nopp la dama xamul nan la tudd dañ koy jaay ci pharmacie yi en général ban forme la am dinaa leen ko wan après. non je veux dire coton-tige la wala. non du coton-tige am na yoo xam ne fer lay doon. des fois da nga koy gis sax ci coupe ongle yi. oui mais dafay du day. waaw te mu am genre lu mel ni genre plateau bu ndaw boo nee nii lépp day dem am na yoo xamante ne en plastique la day jaay ci pharmacie yi. mais il faut toujours faire attention ci utilisation. c'est du métal en plus. quand c'est un oreille mais def nañ ko de telle sorte que nii. du la gaañ. te du ñëpp aussi ñoo mën a dem di jël ay conseils oreillels pour nan la ñuy dindee ay saleté nopp am na yenn yoo xamante ne yow mën nga ko defar sa bopp. waaw mais soo feebaree il faut que dem ci médecin. waaw boo feebaree moo tax ma ne la à la base nopp du saleté. il faut que nit ñi dugal loolu seen biir bopp yi. parce que nin bi sax dafay protéger poussière bi nga xamante ne dafa war a nopp du saleté li nekk ci biir nopp bi ci nopp bi la bokk. mën na nag am excès. comme toute chose parfois mu dem ba production bi ëpp. à ce moment-là tu es obligé d'enlever une partie parce que des fois sax da ngay gis sax da ngay jékki-jékki toog gis du wadd génn si sa nopp. wala yow nga toog sax comprendre mu def genre bul nii benn bloc de kii nii bu génn mais loolu mooy maanaam li nga xam te ne excès bi la daf ko rejeté. moo ko rejeté boppam des fois da ngay toog ak nit xool gis noppam bi am saleté boo xamante ne da nga naan lii man personnellement chaque jour que bu ma sangoo li may njëkk a def wala ma jàpp dem jël coton-tige man mii di wax ak yéen nettoyer. loolu c'est bien parce que tey booy sangu ndox bi day pénétrer sa biir nopp boo bañee ndox bi yegg ba ci biir parce que loolu mun na la indil infection ci biir donc da ngay éviter ndox bi dugg donc coton-tige ak yooyu yëpp ce n'est pas interdit dañu ne quand tu utilises du coton-tige wala nga utiliser même li ngay wax ni spatule yooyu ngay wax ne moom ngay utiliser tu les utilises pas à l'intérieur warul mën a dugg ba ci biir parce que wóorul. partie superficielle voilà partie superficielle bi ngay nettoyer ba mu set parce que foofu la maanaam moom nga mën a jàpp ne dafa salte mais intérieur bi mënuloo ko laal parce que foofu c'est une partie réservée. boo ko laalee tu peux c'est susceptible de nga gaañ sa bopp susceptible nga am indi fa benn infection boo xamante ne après doo ko mën a faj soo demee nag ba sentir ne que yow tu as des soucis pour dégg tu as des soucis pour entendre wala tu as tout le temps mal au niveau de l'oreille wala fii au niveau de ginnaaw nopp bi ba ci baat beeg yooyu dama seeti ORL ñoom boo demee ñoom dinañu xool loolu yëpp boo bañ na ko boo demee consultation la première chose qu'on fait bu ñu xoolee say bët bu ñu ci paree ci nopp bi lañ jëm. absolument da ngay gis ñu tijji sa nopp bi def nii ORL bi téye wala généraliste bi sax les médecins généralistes ont aussi ces produits pour xool si biir nopp bi ndax amul dara lu anormal lu ci nekk. ba pare ñu ne la ŋaaŋal voilà après ñu ne la ŋaaŋal ñu xool gémmiñ bi ak yooyu noonu. Tata Maïté merci beaucoup léegi loolu dama lay bàyyi nga tëj rek rubrique bi s'il y a pas d'autres questions. donc les gens ils n'ont qu'à prendre l'habitude d'aller voir un médecin sa nopp buy métti wala ngay sentir dara lu anormal si diggante nopp ak sa diggante loos nga xam ne loo xam te ne taamoo di ko gis day xantul ndànk dem seeti ORL wala nga dem ci généraliste nga expliquer ko sa problème moom dina la wax exactement li xew ñu xool ndax problème bi ci biir la wala ci biti la lan mooy problème bi exactement parce que am na ay otite sévère am na ay otite yoo xam ne dafa aigu am na yoo xam te ne externe la bëri na ay type donc ku nekk am nga type bi nga xam ne moo la mën a dal mais médecin yi tamit am nañ ci type bu nekk traitement bi nga xam te ne moom la ñu war a def am na ñoo xam dañ lay jox ay gouttes yoo xam ne moom ngay nettoyer sa noppi gouttes yi boo koy def tous les jours pendant une semaine wala 5 jours maximum da ngay gis après da ngay féex day raxas yëpp mooy raxasal boppam lépp da ngay gis boo ko defee ba pare da ngay gis te nopp day couler dëgg la bu couler ànd ak saleté bi génnee ko nettoyer ko ba mu set après nga continuer tranquillement voilà absolument am na tamit benn genre goutte bu ñu doon def la bu xaw a niin nii fàtte naa tur bi naka la tudd sax tur bi jar 1000 francs Otipax non waxuma Otipax beneen la non du Otipax